وغفران رمضان يا wàllum journalisme daanaka mën na yóbbu nit ci fu ne ni ki wàllum activisme ngir Xaasim Cissé amul lenn lu war a mën a bett nit ñi ci seetlu ñooñee ñu dugg ci wàllum politique li ko waral bu ñu sukkandikoo si jàngalekat wi ñooñee bokk nañu si ñi gën a xam li askan wi di dund bés bu yàlla sàkk waral kon ñuy dugg ci wàllum politique ngir soppi ko. Activistes yi ils s'activent pour régler les problèmes sociaux. Journalistes yi ils s'intéressent plus à la population. Donc quand tu as un certain besoin de changement et à un certain moment tu as tellement d'informations, tu as besoin d'agir. Donc loolu moo tax ñu bëri di dugg ci politique bi en fonction en particulier les jeunes mais aussi activistes yi c'est tout à fait honorable et c'est leur rôle déjà. C'est leur rôle donc loolu moom warul bett kenn. ñenn si askan wi ñu ngi leen di may nopp bu baax Mademba Thiam ci la bokk gile yomoo sol te réewu ko gis déedéet mi ngi gis kon fu sori yooyee ndaw dugal seeni yoxo ci wàllum politique jàpp na ni anam nga ñuy doxale politique bi ci réew mi warees nañu ko soppi. joxe nañ sax ay pourcentage yoo xamante ne romb na les 50% jàppatuma ñaar ay na lu muy beneen bi tamit xëy na ñoom it comme loolu mu ngi ci. xëy na ñoom it dinañ gën a mën ci duggee si dañuy gën a mën a jël en considération seen yenn revendication yi beneen aspect bi ñun ñi nga xam ne ay jullit lañu dañuy wax ne ñu seen repère mooy alayhi salaatu wasalaam ba muy ndaw lañ ko tuddee woon al amin donc bi mu nekk yéen te ba muy ndaw la amoon yenn jikko yeeg yenn charisme yi te ba muy ndaw it tamit ba muy jël professeur tamit taxu koon moom âge avancé parce que 40 ans encore relativement jeune nañ koy Buur Sine Kumba Ndoofeen moom àndul ak ndaw yooyee seen doxalina. man su ma doon ànd ak kuy politique du genre nit yooyu laay sax bàyyi xel parce que gisuma si ñoom intérêt booy politique da ngay politiqual pour da ngay généraliser mais boo bëggee politiqual sa bopp moom li la metti rek ngay wax seen bopp rek la ñu politiqual man loolu laa jàpp quoi. intérêt personnel mbaa déet li leer mooy ne sénégalais yaa ngi xaar lu bëri ci législature gii di ñëw muy pencum ndawi réew mi nga xamante ni jamono ji daanaka déggoo amatu fa li ko waral di bile loi mi soppi code électoral bi nga xamante ni wote nañ ko fa ba noppi. bismillah loolu moo doon suñu sujet bi nga xam ne moom nga ñu indil ci li nga xam ne moom moo di li xew tey faram fàccewaat ñu xool. jërëjëf Boubacar di jaajëfal rédaction bi yëpp tey si gëstub Abdourahmane Ly bi nga xam ne moom la ñu indi tey si jataay bi iftar di wàllum actualité nga xam ne ayu bés yi bokk na si nga xam ne it fës na ci ak sujet boobu li mu doon wax da jox kàddu askan wi ngir ñu del siwaat si li nga xam ne xew na ci langue politique gi ndax am na ñoo xam ne wàlli si nañu te ñaari mën naa am li ñu leen doon gis wala bon dañ leen daan dégg feneen muy ay taskatu xibaar ak ñoo xam ne dañ doon wax dañ doon tudd ay activiste ñoo xam ne élection yi nga xam ne moom la ñu jëm législative yi daan nañuy fësal seen candidature maanaam wax ne bëgg nañoo daal di nekk ay ndawi réew dagaan baatu askan wi ngir dem toogal leen si pencum ndawi réew mi waral nag ñu def si gëstu ñoom jàngat leen ak ñoom ba nan la ñu jàngatee li nga xam ne moo di mbir yi ak ban gis-gis lañ ci am na ñoo xam ne nee nañu lu jaadu la ndax bu fekkee ne li nga xam ne moo di politique dëgg bu ñu ko delloo ca cosaan la moo di fexe ba penc mi ñu mën ko yore wu ñoŋ su boobaa nag waruñoo xàll na ñi ñoo ko war a def ñee waruñu koo def ndax képp koo xamante ne bi jàpp nga ne yow boo fekkee ne dénk nañ la baat muy baatu réew mi nga war ko mën a doxal ni mu waree ak foo mën di jóge war ngaa dem daal di taxaw foofee taxaw ngir taxaw askan wi waaye tamit yëkkati sa kàddu ngir ñi nga xamante ne bi ñoo di askan wi mën a daal di amee seen saafara si seen i jafe-jafe am na ñoo xam ne jàpp nañu ne it ne ñoom ñi nga xamante ne bi dañ leen a dénkoon kàddu si geneen wàll maanaam ñu nekk ay taskatu xibaar wala ñu nekk animateur wala ñu nekk chroniqueur bon wala bon it ñu nekk li nga xam ne moo di activiste doon jëfandikoo yenn jumtuwaayu xaarale yi ngir mën a jokkaloog askan wi jumtuwaay yoo xam ne ñaare liñ ci doon xaar moo di joxem xibaar wala bon jokkaloog askan wi yeneen mel ni dañ ko jëfandikoo ba daal di yokk seen tur yokk seen daraja yokk seen xameel ak askan wi jaaree foofu wàllu si politique bi ñoom jàpp nañu ne loolee ki ko def dafa def loo xamante ne bi jàpp ne dafa def loo xam ne jaaduwul ndax dafa ñàkk honnête ci liggéeyam ndax leneen la séntu woon ci ginnaawam ñoom askan wi am na ñu bëri ñoo xam ne gis nañ ko noonu ñaari wàll yëpp nag ma def na see defam njàngat li moo di man gisuma li nga xam ne war naa tee képp koo xam ne jàpp nga ni sa taxawaay mën na ko mën a soppi jëm si wàllum politique ak foo mën di nekk ngay soppi ko bu fekkee ne li nga xam ne moo di sa objectif ak jubluwaay ak gis-gis bi nga am
gis-gis boo xamante ne bii ngir defar la ngir gis-gis boo xamante ne bii ngir lu jëmale askan wi kanam la ak foo mën di jugee bu fekkee ne boobu gis-gis nga am nekk ne loo xam ne ñëpp dañ ko war a mën rafetlu ndax dañoo jàpp ne luy jëmale réew mi kanam waruñu koo beral rek ne ñii ñooy way politique yi nga xam ne ñoo war a jiite nit ñi des ñëpp dañoo war a topp seen ginnaaw ñu jiite leen ku gis ne jàpp nga ne yow boo dagaanee baat askan bi la ko joxee saw doxalin dina gën a ñoŋ ni nga xam ne noonu la ñu gis ci jamono ji wala bon jàpp nga ne di nga gën a daal di gën a taaral xar kanam bu penc mi dina nekk loo xam dina mucc ay waaye beneen ba moo di ni ñuy wax it ñi ñeneen ñi wax mëne su ko sànni lépp ndax bu fekkee ne da ngay jëfandikoo mel ni saa boo xëyee di nga am jumtuwaayu yoo xam ne di nga mën a yëkkati kàddu askan wi dina dégg di la déglu saa su nekk am kóolute bu mag a mag si yow ndax dafa am loo xam te ne yaa ngi koy yëkkati kàddu muy kàddu yu dëgg ndax daa am yoo xam ne yaa ngi koy yëkkati mooy ay xibaar yoo xam ne moom nga leen jox saa su nekk ndax daa am loo xam ne moom ngay xeex ñoom ñëpp ñu àndandoo ak yow di ko xeex fekk ne yow loolee dafa nekk ab fursa rek maanaam occasion la rek boo xam ne fa nga war a jaare ngir yegg si beneen bànqaas boo xam te ne bii day mel ni ndombal tànk moo la yitteel day nekk loo xam te ne bii mas na ko sénégaloo kon ñaari pàcc yëpp mas na see defam njàngat ku nekk li nga xam ne moo ko si dugal mooy li nga xamante ne bii mooy njeexital yi nga xam ne mooy indi sab taxawaay ëllëg loolu taxoon ñu indi ko si penc mi tey ngir ñu mën ko waxtaane si iftaar li xew tey. yaa imam noo ko jàngatee. jërëjëf Boubacar Diallo jërëjëf ki nga xamante ne mooy Serigne Cheikh di dalal sama Serigne ne sa Sala Bigué keroog wan na ma boppam wan na ma mën na fii mën na fële macha allah di ko ziar bu baax en tout cas ñoom ni ñooy dalal suñu xel parce que quand ils nous valident ça nous Boubacar Diallo ça nous motive davantage di ko gërëm bu baax yaay booy aussi soxna Awa Jili mbiy taaral iftar soxna boo so ñu lay ziar bu baax ak di dalal suñu gan gi dafa xaw a yéex a ñëw Boubacar mi ngi jógee ba Ndar macha allah ba Saint-Louis. Ndar waaw jaar ci Thiès après doog egsi fii donc ma doon ma xaw a kii ñëw instant moo ñu ko fu mu nooyee ndeysaan donc il est un peu sonn na mais nag li ko waral moo ko waral Boubacar Diallo muy Serigne Cheikh Diagne daal ñëw ci moom mais Boubacar l'élément li bi ngay wax mooy concernant li Serigne Cheikh wax c'est bu ñu defee benn analyse bu simple l'actuel président bi nekk Ukraine Zelensky il fut un acteur comédien la José Weah nekk président Libéria c'est le seul en tout cas footballeur professionnel bu am ballon d'or bi nga xamante ne moom la ñëpp di wër ballon d'or en tant que noir nekk na président je donne des exemples très simples pour nga xam ni kon nekk président n'importe qui peut être président parce que buntu bu nu ubbi la bu nu yaatal la l'essentiel il faut que nga jël sa matuwaay lan mooy loolu quand tu es dans la presse tu es déjà dans le pouvoir la presse on dit quatrième pouvoir dans l'antichambre du pouvoir voilà donc da nga am benn avantage quand le politicien standard lambda il paye pour ñu publier ko le reportage n'est-ce pas lui il ne paye pas parce qu'il est dans un environnement idéal kon am na benn avantage boo xamante ni am na ko léegi il faut que mu am benn auteur parce que souvent ñi nga xamante dañ nekk ci presse journaliste bu ñu xam bu ñuy politique duñ defati journalisme parce que c'est très compliqué pour nga boole ñoom ñaar. bu ñuy politique dootuñu defati journalisme. dañ koy bàyyi. waratuñoo def journalisme suñuy politique. parce que le journaliste lui il est neutre il donne l'information. Le policier il n'est pas neutre il s'affiche moom day wane wax la dafa am lu mu bëgg quand tu t'affiches n'est-ce pas publiquement tu n'es plus journaliste alors le journaliste lui il est rigoureux il a un texte de l'information il donne le chroniqueur même chose lu mu maîtriser donc pour moi il faut que les gens soient conséquents je fais de la politique je vais être un politicien voilà yéen yi nga xamante ne ay privilèges yu ma amoon la je dois fermer les yeux parce que ñi professionnel dëgg mënuñu boole les ñaar parce que bu ñu boole les deux ça pose problème lan mooy ça pose problème Boubacar tey jii yow boo nekkee li nga xamante ni mooy je donne un exemple très simple un imam qui est devant tout le monde moo war a wax baax na baaxul mais regardez bu imam bi nekkee benn penchant même tey jii feneen fa bu amee lu jaaduwul su koy wax on le voit comme un politicien qui critique pas l'imam qui parle donc l'imam doit être neutre je dis pas l'imam ne doit pas faire de la politique mais day dafa am ay yoo xamante bu ci xasee ba nekk day am yu bëri yu mu la xañ donc kon mën nañ de politique parce que politique lu nu ubbi la n'importe qui peut faire la politique. Il y a un exemple, un footballeur, un comédien qui sont devenus des présidents. Donc n'importe qui peut faire la politique, mais que les gens soient conséquents. Mon ben chroniqueur, lu la neex wax après ngeen da ngay politique, ça pose problème. D'accord. Serigne Cheikh, Sala Bigué. jërëjëf Boubacar xam nga politique ayul. parce que jamono bi boo politiqueul sa ñu politique la. dëgg la. parce que man je préfère balaa ñu may politique ma politique mais politique bi nag naa ko teg ci yoon
mais léegi ñun suñu politique Sénégal dafa mel ni ŋàññante la ak xasante la il y a des adversaires politiques des ennemis léegi da ngay gis léegi ennemi moo am ay noon nekkatuñu adversaire te dañ daan wax Boubacar politique affaire du gentleman la dañuy ànd wuti benn affaire bon ku gagné ñu féliciter la fair play quoi mais léegi locales yi génn gis nga ay maires yi ñu gagné ñu taxaw naa dañuy def recours ma ne waa ñun ci arène làmb la ñu nekk bay def recours wala qu'est-ce qui se passe léegi da ngay ñànki te population bi ñoom ñooy voté. mais Sala Bigué ñi nga xam ni dañu ne dañuy aar askan wi dañuy waxal askan wi dañuy liggéeyal askan wi taxaw position ba xam ni ñoom dañu ne dañuy protéger peuple bi ba yàgg ñu ne ba peuple bi jox leen bopp ba yàgg ñu ne dañuy politique. foofu laa jëm si ci ñooñu Boubacar politique xam nga lan la li ma benn góor gu baax waxoon ay picc yu naaw lañu bi ñu naawee ba ci kaw ñu gis benn saako bu def dugub ñoom ñëpp mënuñoo naaw dem fa ñu woo kenn ni ko ñun ku nekk day rocc ci benn dunq sol la pour say dunq bari nga mën a naaw jëli saako bële ñoom picc yi ku nekk rocc ci benn dunq solal benn picc bi naaw ba ca saako ba saa mu cof buum gi tey saak mu wadd ñëpp jariñu moom ca kaw lay toog di bënn di cof di lekk bàyyi ci des yeneen picc yi suuf di wàcc di far ay xeer di ko sànni parce que mënuñu ko fekk daa may comprendre bu baax politique gu Sénégal léegi loolu la dan lay fal 8h 9h ñu naan la wàccal ñun dañuy dem ba ñun après dañ naan kan moo baax ñun problème boobu léegi la ñu am heure boo jàppee télévision gis ñaar ñu bokkul langue yi ñu bokk doo fa jëlee xam-xam parce que werante moo fay am waxanteelu ñaaw sullente ay mbóot te man je crois bu fekkee dañuy politique pour defal suñu réew rek mais Boubacar foofu xuloo ak xeex ak waxanteelu ñaaw mën na faa ñàkk mais réew mi moo toll foo xam ne dañu war a xoolaat suñu bopp politique baax na de parce que am na ñoo xam ne politique nanu ba bàyyi kenn mësul dégg ñu wax lu ñaaw bi ñu nekkee xale Senghor Abdoulaye Wade Senghor da ko daan wax boobu bu àttanul karaw nu muy àttana réew ñu dañu màggaale ak loolu Abdou Diouf daan wax Abdoulaye Wade kii naa ko monsieur Moulin madame Forage ñuy waxante yooyu nga gis léegi li am vie privée la ñuy dugg xastante waxante lu ñaaw ba yow boo dee seetaan sax da nga naan man ban Sénégal laa nekk léegi ne li ko waral mooy lan intérêt personnel koo ci gis mu naan activiste laa camp bi laa bokk ak xoolal day promouvoir boppam pour ëllëg mën a nekk dara pour mën a fexe am koom ku politique bi léegi raccourci lañ ko def profitoo mën a am dara rek mais amu ci kenn koo xam ni ñëpp nag yemuñu mais ñi ci ëpp seen bopp la ñuy promouvoir pour ëllëg ñu mën a am dara mais réew mi nag am nañ fulla joo xam ne ak fayda joo xam ni mën ngaa defar sa bopp de waaye bu ëllëgee Sénégal folli sax la ñu gën a mën ko fal. ah Alaaji Sala Bigué man yéen ñëpp dinaa leen décevoir yéen ñëpp dinaa leen décevoir. mais je suis d'accord ci benn bet aussi. am nañ fi ay journalistes yoo xam ne politique nañu nekk journaliste n'empêche nekkul ni waroo politique Abdou Latif Coulibaly mën nañ jël moom exemple nekkoon na journaliste boo xam ne mën nañ ñi moo gënoon a sonal état mais dugg na ci langue politique ak ñeneen bu ñu gisee aussi xale yi aussi ñëw di dugg tey ñu félicité Ahmed Aïdara félicité Ndoye Bane mën nañ félicité tey ëllëg Cheikh Sall mën na laaj commune am pour defar commune am bañuñu ko mais nañ ko teg rek ci affaire gentleman quoi. ma ne Alaaji Sala Bigué fii ñi fi nekkoon amuñu paas pour dem liggéeyi. waaw amuñu paas. pour dem liggéeyi. bi ñu politiqué dañu tabax R+3 R+5 R+10. mi ngi noonu raccourci bi. ñii fi nekk. toog ci plateau yi te amuñu xaalis. di jëflanteeg politique yi dañuy tabax ay kër. ok ñi fi nekk di jëflanteeg politiciens yi dañuy siy génn. di dawali oto di tabax ay kër. ku mu neex na nga politique. nekk ci réseaux sociaux yi ba yàgg nga politique na nga politique nekk ci réseaux sociaux yi di wax ak nit ñi sax politique la. dëgg la ça c'est de la politique. bien sûr. activisme politique la. c'est de la politique. ma ne politiciens yi ñooy dog bu mu gàcce yi. waaw mais Boubacar. Alaaji Sala Bigué dama laa déglu ba nga pare. Alaaji Sala Bigué dama ne ñii nga gis ñëpp ñuy politique fii. ci réew mi. dama leen xamoon démb. waaw. démb. paas dafa tawoon ñëpp bi ñu duggee ci politique bi. la ñu am paas. la ñu am oto. ak chauffeur. waaw. gaari ay oto ci parking bi. gaari ay oto ci parking bi R+4 muur ko def R+4. ñoo bokk li ñuy wax. léegi na ñëpp dañoo jóg pour lekk xaalisu réew mi na ñëpp jóg. Boubacar ku ci njëkk a jot na nga mëq.
déet Boubacar bu ñu defee non bàyyi leen ñu mëq. bu ñu defee noonu du baax Boubacar. alaaji man nawetu daaw bi ak nawetu ren bi fi la ma fekk. man bu daawaati jéeg bi fi la ma fekk. lu waay góob bi ci gerte xam naa du toll. ñii ànd ak Ablaye Wade. xamoon naa leen bi ñuy nekk ci opposition bi ñu may fekk Walfadjri. waaw. yaa may dégg ma leen di jël émission ataaya. di jël Pape Babacar Mbaye di jël Mamadou Diagne Fada. ndeysaan. di leen invité si plateau. di invité ay maire ñoo xam ne ay maire lañu tey. ñu ne ma aw ma paas man leen du defar arrivé payé boo ñëwee ma fay. ndeysaan. invité la. tey nga def R+5. yore oto yore chauffeur. ma lay gis grand théâtre ngay battre te y a quelque temps amoon paas. politique moo la ko may. mais bu alaaj Sall bi nga xaaral ma pare. est-ce que mënu ma may tuuti foofu nga baal ma rek. la plupart nan la ñuy commencer courant après def nu mu tuddee seen avant coalition am na lu ñu njëkk a def. mouvement ay bougement mouvement courant. léegi man sama problème mooy kooku nga xam ne tey amagul xaalis fii ci réew mi mais def na benn mouvement boo xam ni am na ñu koy financer xaalis boobu fan lay jógee man loolu laa bëgg ñu lijjanti ko d'abord. mais politique beeg koy jox. léegi nag foofu bu ñu taxawee taxaw seetlu Boubacar ki la abali bët fu ko neex lay xool kooku nga xam ne tey moo lay yónnee xaalis boobu ëllëg xamoo lan nga séq ak moom loo xam ëllëg mun na faagaagal. alaaji man am naa droit politique wala aw ma droit politique. bien sûr am nga ci droit. mais bàyyi ñeneen nañ bàyyi ñeneen ñu politique. waaw daw naa ko rafetal. mais yaay voilà rafetal ko rek. yaay na rafet. xam nga li ñu gis fii nii. liñ ñu jàngal. barke Demba bi fi kilifa gi ñëwee. waaw Arona Coumba Ndoffène Diouf. mu ne le parti socialiste. joxoon nañ leen financement pour 8 autoroutes. tabaxuñ ci benn autoroute. xaalis ba fu mu jaar. lekk nañ ko. kon ñeneen ñi dañuy fa ñu toog dañu ne ñu nit dañuy jëli suñu wàll. bu ñu demee si politique ba lañ fa fekk dañu koy jël. ku gën a ñàkk chance nag ñu tëj la kaso. ku ñàkkul chance dese. waaye lenn naa la ko wax. ñun suñu ngor ya ñu yoroon. waaw kay suñu dignité ya ñu yoroon. sañu yar ba ñu yoroon. duñu ko wàcc. bien sûr lañ ñu yaree duñu ko wàcc. suñu dignité duñu ko sànni. suñu nekk seen ngor duñu ko sànni suñu ngor duñu ko sànni. waaye tey li ñu gis. wax ni askan wi lii ba mu neex la. nga daal di jël la ca des. boo jëlee jekkoo yëfu askan wi. jaay ko boo jekkoo passeport diplomatique yi. jaay ko. boo jekkoo suuf si jaay ko xam nga scandale bu bees bi xew. yaa ngi may fekk si de. scandale bu bees bi xew. ay haute autorité di defar ay faux titre foncier. bien sûr laaj. ay titre foncier yu baaxul lañ lay jaay. dañ lay jaay. ba pare bi la ko jaay yow réew mi jëm titre foncier boo xam ni impôt domaine ñëpp signé nañu. waaw ñëpp signé nañu. waaw titre foncier bi nekk nii ñu jaay la ko te baaxul. nga dem ci notaire ñu def la ko te baaxul mais réew mi fan la jëm. doy na waar kon bàyyi leen ñu politique. ndegam politique mooy maye li nit ñi bëgg. bàyyi leen ñu politique Alaaji Sall bi nga yaay booy. waaw El Hadj bañu ma nga politique waaye li nga wax sànq rek nga rafetal ko bañ a jaay ngor parce que fi mu nekk nii comme li nga wax dafa mel ni jaay ngor dafa xew waaye li ma ci gën a métti mooy tey El Hadj laa faral mu ngi xëccoog imam tey man El Hadj ak i mbokkam waxuñu imam lu ñaaw man daal lañ jël maa nekk ci caméra yi ci kanamu caméra yi maay sulil imam lu ñaaw maa koy waxal lu ñaaw maa koy sosal li gën a yiis ci politique gu tey mooy lu mel noonu te fi mu nekk nii ñu koy def dañ lay am lu ñu leen tuuf pour nga yàq der te la nga yàq der dara du ci dëgg man fi mu nekk nii politique bi loolu salte na waaye li gën a salte ci man mooy lu mel noonu yàq der gi nekk suñ télé àddina yi foo toog jël as gor yàq koo yàq ba kenn dootu ko nawloo dara du ci dëgg ndax lan faraluma ko El Hadj loolu la nit ñi war a bàyyi fi mu nekk nii nag jamono yàqu na jamono jaxasoo na waaye nag lu gi tax yàgg-yàgg ci ndox du soppaliku mukk jasik El Hadj jërëjëf yaay booy Cheikh Sall foo koy tëjee. waaw jërëjëf Boubacar yaakaar naa jàngat yi yaatu na ku nekk it am na fi nga xam ne sa xeltu fa la daal di jëm li am solo rek moo di lii xibaar bi ñun ñu yeggee woon ko askan wi ngeen ñu daal di koy xam li nga xam ne nag mooy xew ndax Cheikh la doon wax ne gor su nekk nañu fex xool waxiteyam ak jëfe ëllëgam ndax ñoo yëmboo ku nekk li nga xamante ne bi mën nga ko yaakaar ne mooy nga jàpp ne boo ko defee moo gën askan wi nañu am rafet njort si yow boo jëfee nag ñu doog lay atte
ndax mënees na bañ a àtte nit te jëfagul bu fekkee ne ay kàddu yu mu doon yëkkati ñu bëri jàpp nañu ne kàddu yu jaar yoon la ngalawaay ñi nga xamante ne bi jàpp nañu ne askan wi tax ñuy jug dagaan baatu askan wi bu ñu leen joxee baatu askan wi li nga xamante ne bi moom lañ doon def ak la nga xam ne moom la ñu doon yëkkati kàddu nañu sàmmanteeg moom ngalawaay bu ñu wor ñi nga xam ne ñoo di askan wi ngalawaay bu ñu daal di bett ñi nga xam ne ñoo di askan wi ndax ku nekk boo yëkkatee kàddu kat ñu si bëri nañ topp ne daa mel ni waa ji kat bu ñu ko toppee wala bon bu ñu àndeek moom dina nekk loo xam ne dina indi ngëneel si ñoom kon nañu fexe ba sàmm lu mel noonu